mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar bokk na si li si gën a fës fukki nit ak ñett ci ñeneen am nañu ko roppi coronavirus fii si Sénégal lu ni mel résultat yi wane si juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yi nga xamante ne doon nañu saytu seenu yaram daañu ci teewlu ay leeralu Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ yu dénk wàllu wér gu yaram. ci Médina ñu dëkkee ci rue 23 angle 4 ñoom ci tànge dikkal na leen gannaaw ba ñu gisee ne am na ko fa am coronavirus ñu nekk ci immeuble lëmb la ñu dal di ber gannaaw ba ñu xamee ne borom dafa am Covid 19 démb moom nag mag la daañu ci dikk ci bile jotaayu xibaar. ñeenti fan kepp moo des ci feetu 4 avril di bés bi ñu moomee suñu bopp ca centenaire du lenn lu fa soppeeku défilé du fa amee bi li yoon waaye nag li ñu naan prise d'arme la ñuy amal te ci biir palais la ñu koy defee yaatal bi nes kis lay doon. am na yeneen fukki nit ak ñett yu am coronavirus fii ci Sénégal lu ni mel résultat yi wane ci juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñaar yi nga xamante ne doon nañu saytu seenub yaram suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne ni ki tey jii daal dinañu xamal tolluwaayu feebar bi di Covid 19 ñu teewlu ko. tey talaata 31 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale. jot na examen yi xamante ne Institut Pasteur jox na ko si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yu ñu réalisé mën nañ leen yëgal ne fukk ak ñett ñëw nañ nekk ay examen test positif bon donc ñu am jàngoro kenn ki cas importé la mooy ku ko jële bitim réew fukk ak ñaar yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñu yëgal leen ci bésu tey bi fukk ak ñaari patient wér nañ danañ leen génn hospitalisation tey ñi nekk hôpital ñu leen di suivre ñu ngi am tan ñaari cas grave yi ñu leen yëgaloon démb ñooñu tam seen situation ñu ngi koy suivre bu baax bésu tey bi donc mën nañ leen wax ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas la ñu déclaré Sénégal ñeent fukk yi wér nañ bon nag téeméer ak fanweer ak juróom ñoo nekk ci hôpital yu leen di suivre. ci xeex bi ñuy xeex Covid 19 Institut Pasteur mi ngi ciy tekk lépp lu mu am ci ay jumtukaay lu ni mel nag lañu ki nga xamante ne moo di njiit li xamal ndax moo doon invité seen émission matinale bu iRadio bokk na itam si lu mu ñu xamal mu di am na ay équipe yu nga xamante ne génnee lañu leen Ndakaaru te lu yàggul dara daañu teg yeneen équipe fépp ci Sénégal lu ni mel la ñu xamal ni ki tey ci suba ñu ànd si ak Cheikh Assane Fall Mafal Fall. su dee ni sax traitement bi xam ne dañ koy def ak hydroxychloroquine te professeur Didier Raoult joxe ko moo ngi wane ay résultats yoo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko ci patient yoo xam ne Covid 19 bi da leen dal waa Institut Pasteur bu Dakar ñoom xalaat ñoo yam foofee ñoom bëgg nañoo jëm ca kanam maanaam collaborer ak yeneen i chercheurs yi nekk ci àdduna bi ngir wut ab ñaq ci feebar bile. ci wàllu gëstu dafa am solo tey bu ñu déggee ci àdduna am na benn garab wala am na loo xam ne day faj nit ñi ñu xool nagam loolu mën nañ ko indi Sénégal nit ñi mën ko jëfandikoo. ñu déggee ci wàllu ñàkk parce que tey Covid 19 bi ci àdduna bi ñi si gën a xarañ ñoo ngi wër ci wàllu ñàkk bi pour xool na noo mën a ñàkkee nit ñi loolu aussi Institut Pasteur mi ngi waxtaan ak ñoom di lëkkaloo ak ñoom pour que parce que Institut Pasteur ci wàllu liggéeyam dafay defar ñàkk pour que tey boo amee benn ñàkk bu génn ñu xool ñàkk boobu noonu koy mën a defaree fii waa réew mi am si. si jamono joo xam ne ñu bëri ñoo ngi wax dañoo war a tasaare test yi ci dëkk bi yépp ngir mën a yokk sunu efficacité ci xeex bi le institut bi le moom def na loolu bu yàgg. xam nga feebar bi mu génnee Chine si ñu doon wut ay jumtukaay ba mu génnee Chine mu amul fukki fan ak juróom Institut Pasteur lijjanti na ba mën test yooyu ñu mën ko def fii Sénégal boobu yegg seegu fi donc jumtukaay bi teel nañ si jóg bi nu xoolee itam gis ni cas yi bare na Touba itam dañ fa yabal benn laboratoire boobu tey mooy mi ngi testé ay prélèvements yu jógee Touba wala yu jógee Linguère wala yu jógee Kaolack wala yu jógee feneen loolu donc ñoo ngi si loolu li mu laaj rek mooy fu mu toll ak lu mu laaj ñu jël benn laboratoire def fa wala ñu yebal fa ay nit yoo xam ne nañ ko mën a def foofu. confinement total wala partiel la wax ji moo ngi commencé jib ci bëri ci dëkk bi waaye Amadou Alpha Sall moom gis ne sunu réew yeggagul ci niveau urgence boobee. confinement moom faut comprendre ni que bu amee def actuellement ñëpp a ngi ciy xalaat mais xalaat bi itam dañ ko war a def si xalaat bu ànd ak dal
ak loo xam ne méngoo na ak li fi xaw. loolu moo tax ma ni dafa war nekk loo xam ne dañuy xool fu feebar bi toll tey fi ñun fi li nu gisagum nii feebar bi tolloogu fa. te tey am na ay dëkk yoo xam ne yii feebar yi amoon na fa dellu na gannaaw bu baax te defuñu confinement total. mu taxaw ci xeexum feebar gile ba virus ba feeñee ca Chine ak léegi Institut Pasteur bu Dakar moom bëggutu la yam benn yoon ci defi test rek waaye bëgg naa yaatal ba ëllëg suñu taxawee ne war nañoo defari vaccin ñoom ñu mën koo defar fii ci Sénégal wasaare ko. Cheikh Assane Fall ba tey ci xeex gi ñuy xeex Covid 19 napp gi du si des gannaaw suñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu googee moom Alioune Ndoye daal dina xamle ne jël nañu lépp luy matukaay ngir aar ñi nga xamante ne ñoo cay yëngu te duñ ca yam daañu jël lépp luy matukaay itam ngir mën leen a bunge bu woppi coronavirus googee weesoo Alioune Ndoye la ñuy teewlu ci micro Cheikh Assane Fall ak Mafal Fall. nappkat yi am na ay dispositions yu bëri yoo xam ne jël nañ ko maanaam yi nga xam ne tey du leen may ñu mën a am ay contact ak yeneen navire loolu dañ ko tere boo génnee yeneen xeetu navire wala nga teer ci beneen dëkk yooyu yëpp dañ ko tere. ci wàllu transport maritime xam nga ni cargo yi indi marchandise Sénégal dakkaluñ ko waaye nag dañ leen tënk ci ay procédures yu diis boo ñëwee it da ngay nekk en rade équipe bii war day vérifier côté sanitaire bi ba jox la li ñu naan benn quitus sanitaire nga mën a continuer ñëw fii ci Dakar. décision yi ñu jël nii yëpp lan la ñuy jural ñun ci wàllu koom-koom ci jafe-jafe kooku ñu ngi koy natt bu ñu paree kii boobu dañ koy jébbal ministre de l'économie et de la coopération. xool yan scénario la ñuy teg pour fu jafe-jafe am état bi nan lay jàppale secteur boobu nan lay nekkee ci wetam. Croix-Rouge sénégalaise moom itam soobu na ci xeex Covid 19 lu toll si ñetti junniy ndaw di ay volontaire daañu leen tàggat ngir rek ñu mën a béy seen waar ci mbir mi lu ni mel nag la ñu daal di xamal ni ki tey ji Mamadou Lamine Fati ci reportage. Croix-Rouge sénégalaise jóg taxaw temm ngir xeex ak feebar bile di Covid 19 lu ëpp ñetti téeméeri volontaire tàggat nañ leen ci lépp loo xam ne mooy dem ci wàllum cet ci région de Dakar bile ci biir ñooñu. fanweer ak juróomi volontaire yi nga xam ne Géejawaay lañ jóge ñu tàggat leen bu baax a baax ngir xeex feebar gile. donc xam nañ ne quand même coronavirus bi partout ci monde bi mi ngi daal nit ñi donc Croix-Rouge jóg na pour ànd ak état pour xeex pandémie bi nga xam ne mi ngi ci monde bi yëpp nekk ci bay sawaar pour xeexat kii bi donc ñu décidé woon par exemple fanweer ak juróomu ndaw yoo xam ne tàggat nañ leen au niveau ci département bi pour ñu jóg faire face ak xeex ak jàngoro jooju fexe ba au moins au niveau de Guédiawaye affaire bi wàññi ko fi wala mu jeex fi benn yoon. bu ñu jeexalee seeni tàggat googule volontaire yooyu la dinañ leen jël teg leen ci kilifa yi nga xam ne moo ŋànk wérgu yaram bile lu nu mel rek Croix-Rouge def ko ngir dugal loxoom bu baax a baax ngir xeex ba coronavirus bile. jóge suñu dëkk gi li jaral leeral mooy que plan d'action bi région bi nekk ci doxal dafay wuy ji plan d'action national Croix-Rouge Sénégal bi nga xam ne dafa jëm ci former xëy na lu ëpp si 2 junniy volontaire à travers le pays pour ñu mën taxaw communauté yi taxaw askan yi bu koy def ci ndigalu président de la république parce que bu ñu fàtte ni Croix-Rouge organisation boo xam dafay taxaw autorité sanitaire yi kon ñooñu bu ñu leen formé dañ leen jox restriction taxaw ñi nga xam ne ñoom jàngoor li ci ñu rôle danañ ko taxaw daal koy def lu ëpp ñetti junni volontaire yi nga xam ne Croix-Rouge tàggat na leen jël leen teg leen ci loxo yi kilifa yi ngànk wérgu yaram gi le Croix-Rouge di jàppale nguur gi le te volontaire yooyu le suñu jógee dinañ leen yóbbu ku nekk sa gox ndax nga mën a waxtaan ak say askan ci lépp loo xam ne moo dem ci wàllum set ak naka la ñuy def ngir xeex feebar bi di coronavirus. ci xeex googee ñuy xeex Covid 19 ñi nga xamante ne nag ñoo di andi seen i ndimbal ñu ngay jóge fu ne ni ki tey jii nag lañ ñu xamal ne borom clinique bu golf moom fas yéene na jébbal li nga xamante ne moo di clinique am ministère bi yore wàllu wérgu yaram ngir jàppale ko ci dalal maladie boobule clinique nag am na lu toll si juróom fukki chambre ñu teelu si Oumar Kane Souleymane Diallo. du clinique bu ndaw waaye hôpital lëmb bu ñu tabax ci 2000 mètres carrés. lañu teg ci loxoy ministère de la santé ngir mu indi fii ay patients yu amee coronavirus juróom fukki lal juróom benn respirateur ab salle de réanimation bu mën a accueillir fukki malade ak bloc opératoire bu ñu mën a soppi
salle de réanimation moom itam mu mën a accueillir juróom-ñetti patients. déjà fii c'est un endroit qui est sécurisé dañu am ay machines yoo xam ne bu nit ki daf ko soxla bu amee ay jafe-jafe nooy surtout feebar bi machines yi am na fi déjà mais état bi ci boppam di indi yeneen machine fii am na au moins juróom fukki chambre yoo xam ni malade yi mën nañ fi nekk et puis chambre yoo xam ni même président mën na ci nekk ay chambre individuelles il y a tous les conforts qu'il faut et puis am nañu au moins fukki lits yoo xam ne disponible pour salle de réanimation te mën nañ ko yokk bu mat ñaar fukk parce que ñoom soxluñu bloc opératoire bi mën nañ ko dindi matériel bi def ko nekk salle de réanimation ak am nañu salle d'urgence mën a jël tamit ay nit. particularité clinique bi nag mooy que ni salle yëpp dañoo am li ñu tubbee source d'oxygène mooy fi ñuy branché respirateur yi nga xam ni cas grave yi yittewoo nañ ko. fii mooy salle réanimation bi li ci am solo mooy salle bi dafa isolé dafa am ay source oxygène malade bi mu amee jafe-jafe pour noyyi ak fu ñu mën a def ay scope matériel bi yëpp mi ngi fii mais ministère bi moo demandé ñu teg ko de côté mu indi matériel am bu ñu ko soxlaa nag matériel bi mën na ko utiliser. source d'oxygène yooyu yëpp fii la ñuy jógee ci salle bi nga xam ni centrale à oxygène lañ koy tuddee. fii nag dañ koy installé ba nga xam ni patient bi nga xam ni dafa amee jàngoro bu coronavirus mën na dugg te jaarul ci porte principale bi. ministère de la santé itam tàmbali nañu def ay installation ngir isoler yenn couloir yi ak yenn pièces yi. ministre boppam dafa déplacé wu bi mu ñëwee tamit dafa joxe ay instructions fermes bu ñu gisee xam ne fii presque tout opérationnel que gars yi ñu gaaw mën a gaaw parce que malade yi du xaar parce que feebar bi extrêmement jëkk ñi nga xam ne ñoo am doole moo la ñoo dépassé waxatuma ak ñun. patriotisme sénégalais baa ngi wone wu bu baax ci combat contre Covid-19 bi lii rek mooy bëgg sa réew. ca Touba dogal bi rot na li nga xamante ne moo di marché yi léegi am na waxtu yu nga xamante ne nag dañu koy ubbi te itam am na waxtu yu nga xamante ne dañu koy tëj li ko dalee nag ñetti waxtu fu mu jotee lépp luy boutique wala marché war a tëj suñu sukkandikoo ci suñu ndaw li ñu fa teewal Gora Ndak Lo Thierno Faye. ngir sàmmok jumtuwaay naka noonu dogal yi gouvernement bi jël ngir xeex jàngoroy coronavirus loolee tax jaba yi nekk ci Touba soppi seeniw doxalin ginnaaw ba waxtu yi ñuy tijji amee ay coppite ci marché central bu Touba commerçant yi di wàcc bu ñeenti waxtu jotee dogal boobe mel ne neexul ñenn ci jaaykat yi. ñu gën noo dimbali rek gën noo may ay heure nu gën a mën a liggéey ba ci kanam ak luñ nuy dimbalee ñu dimbali nu ci njaboot gi ndax nun njaboot la nu yor bàyyi nañ suñu kër njaboot kër ga amuñu lu ñu sukkandiku ndax client duggatul ci réew mi duggatul ci dëkk bi te noo ngi war a am lu ñu yóbbu ci suñu njaboot te amuñu ko noo ngi toog di xoole di dund ci yàlla ay yonente bi ak sëñ Touba noo ngi leen di tàllal suñuy loxo daal di ñaan lii moom gaaw a dakk wala ak ku nuy dimbalee nag gaaw ci li nuy dimbalee ndax moom sonn nañu ndax bëgg nañ lu ñu yóbbu ci suñu njaboot te amuñu ko. ci beneen wet ga ñeneen ñi it gis ne lii lu war la ci bi ñuy xeex tolluwaayu jàngoro jile. lu normal la ndax nekk na feebar boo xamante ne dafay gaaw a law loo xamante ne dafay gaaw a law vraiment lu suñu état bi wax ñu suñu ministre de la santé wax ñu normalement loolu la ñu war a def loolu bu ñu ko defee nag bu boobaa jàngoro bi dinañ ko mën a gagné mais bu fekkente ne tamit dañ bëgg a topp xaalis bi di liggéey feebar di lew ci réew mi vraiment danañ dem boo bëgg a xëy wala santé Sénégal yëpp moo dana nekk ci ay jafe-jafe. dogal bi dañ ko rafetlu en même temps tamit dañ koy dundee comme ni ko ñëpp dundee parce que gis nañ ñoo xam ne ñoo ñu gën a méttile bu ñu xool ndax ñi nekk ci confinement nga xam ne daanaka am nañ ay plus de ay 1 mois wala boog lu ko jege yoo xam ne génnuñu seen buntu kër te ñun au moins buñ xëyee à partir de 10h mën nañu génn ba xañ na heure bi muy 16h kon loolu dañ koy rafetlu rek ñun. coppitey heure yi naka noonu it wàllante bu gaaw bi ci jàngoro ji laalit bu baax commerçant yi. lu ci bari moom wàññi ko na ndax képp koo xam ne daa nga ñëw marché Ocass moment bi boo duggee ci marché Ocass ak marché bi ni mu toll ak ni mu rëyee da nga xam ne koom mi fi daan dugg lu bari bari wàññi ko na ndax ñi daan jóge ci yeneen dëkk ndax fii dafa nekk Carrefour ñu bari dañ fa daan jaar di jënd ci bagage di yóbbu mais ni may wax ak yow ñu ci bari ñu jóge ci yeneen dëkk lu mel ni Linguère ak Matam ay Louga yu ci bari dañ daan ñëw ci dëkk bi di jënd ci bagage nii may waxee ak yow pour nga am bagage rek mu génn jëm Njaaréem lu jafe lay doon. donte xel mu ngi dalandi ci dëkk bu sell bi Touba taxul it ñu tàyyi benn yoon ngir fexe ba tàqalikook jàngoro jile di woy di lëmbee.
Gora Ndaklo jërëjëf ca Médina ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi ña yeewoo ca rue 23 angle 4 moom ci tàngee dikkal na leen gannaaw nag ba ñu gisee ne am na ku fi am woppi coronavirus foofe nag di immeuble lëmb bu nga xamante ne dañ leen a ber borom kër gi mooy ki nga xamante ne moo am Covid 19 maam Abdou Guèye Kassé Augustin Mangan demoon nañu seeti leen. immeuble bi nekk fii ci rue 23 angle 4 bu Médina nañu mettre en quarantaine kenn du fi dugg kenn du fi génn. sëñ bi di liggéeyee ci tapisserie bi jàkkaarloog immeuble bi moom nag am na ñu bëri ñu mu fi xam ba mu yëgee xibaar bi dafa am lu ko naqari lool. waaw affaire bi ma ko yéegee daanaka xaw na ma metti tuuti waaw xaw naa am lu ma yéeg sama yaram quoi wax dëgg yàlla parce que ñi fi nekkal ñëpp dañoo seq ak ñoom jàmm mais ndogal daal ku ne suñu borom daal mooy xam waaw fu mu koy teg daal waaw ñi fi nekk xam naa leen bu baax moom samay am di jàmm lu baax lañ samay mbokk taalibe lañ tamit. te jàmm rek lañ mës a seq par rapport ak fi ñuy liggéeyee tamit am na ñu ma si gis am na ñu ma si gisul parce que instant da leen mettre en quarantaine parce que kenn génnul kenn duggul loolu la quoi. soxna si moom dëkkandoo immeuble bi la digganteem ak locataires yi rafet na lool fu mu nekk nii lu leen dal moom jàpp na ni mënu si dara ba tax na rek mu leen di ñaanal. ñoom waaw man woowu ma leen ba léegi nag wax dëgg yàlla woowu ma leen waaye sama doom woo na leen laaj leen waaw mënuñu génn mënuñu dugg. kenn mënul génn kenn mënul dugg waaw téléphone rek nga mën a waxanteeg ñoom waaw ñu ngi leen di massawu nag bu baax di leen massawu bu baax ndax lii lu metti la ñu ko yëgee moom metti nañu waaw suñu mbokk lañu am nañ fi ay mbokk fii ci biir suñuy xarit rek suñuy dëkkandoo xam nga dëkkandoo rek am mbokk la waaw metti nañu torop am nañ fi ay mbokk. ci rue 23 angle 2 bis sëñ yi ñu fi fekk ñoom nag di waxtaanee rek xew-xew bi nga xam ne nag moom moo dal seen quartier bile. kii di kenn si ñoom moom nag am na ñu mu xam ñu dëkk ci immeuble boobule te jamono jii ñu mettre ko en quarantaine gannaaw bon fa testé ab cas positif ñeel li nga xam ne moom mooy coronavirus. ma yeewoo dem naani café comme d'habitude Russie laa naanee café c'est à 2 pâtés de là-bas foofu laa ko déggee noonu laa jotee nouvelle bi comme tout le monde xaw ma borom kër gi ki moom kër gi mais xam naa ñu bëri ñu fa dëkk parce que fuñu dëkkuwaay bu yàgg la rek c'est la famille presque waaye koñ bi yëpp ñoom ñëpp comme ñun ñu yëgandoo ñëpp ko yëgandoo affaire bi tiit jaaxle. ragal. borom immeuble bile moom nañu testé positif au coronavirus moom nag jotoon naa dem fa nga xam ne moom mooy France ci altine gi wér-gi-yaramam daal di tàggatémbe loolu moo waral njabootam daal di woo kilifa yu ñu dénk wàllum wér-gi-yaram ñii di yeewoo ci gox bi nag ñoo ngi koy ñaanal mu am tan te ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci immeuble bi dara bañ leen a jot. ñeenti fan képp moo des suñu màggal bi suñu moomee suñu bopp di suñu indépendance sa centenaire nag amul lenn lu nga xamante ne moo fa soppeeku bi yoon défilé du fa amee li ñu naan prise d'arme képp la ñuy amal te ci biir palais lay amee Abdourahmane Ly ak Souleymane Diallo doxantu woon nañu ba centenaire. bu weesoo njeexital yu ñu xam ba noppi bu bile mbas am ci àdduna wërngal képp bile mbas tax na itam feetu indépendance bile ak défilé bu ñu daan amal ci allée centenaire bi amaluñu ko. ñeenti bés dong balaa ñoo amal kon boobee xew-xew ambiance bi ci bërëb bile daa seddu loolu lu ko waral mooy ren prise d'arme dong la ñu fas yéene amal ca dalluwaayu njiitu réew mi mu di mbir bu askan wi mën a nangu. dafa nekk loo xam ne aussi lu mënta ñàkk la tamit parce que ku ci nekk xam na ne sa indépendance dëkk moom lañ am mais suñu demee ba coronavirus bi tamit di naan exiger ay loi am dañ koy respecter rek. bon am nañ benn wéetaay bu ñuy sentir mais mag ñi nuñ ko waxee rek boo xëyee gis yàpp xamal ne am na lu dee comme am na loo xam ëpp na doole ñëpp bon duñu mën a def lu dul jéem a accepter situation bi rek. ñi koy ñaan sax même prise d'arme boobu na doon dans la sobriété quoi donc bu mu am nit ñu bari xam nga da jël quelques personnes rek ñu def li ñuy def après ku nekk dem ñibbi pour la sécurité des personnes. juróom benn fukki at ak léegi bu Sénégal amee indépendance am bu askan wi bëggoon féete ni ki nu ñu ko daan defee. ki lay nekk agent mairie bu Médina mi ngi fàttaliku ni ñu daan waajalee boobee fête te moom mi le sax da si daan dugal loxoom. année yi passé yëpp daan na fekk instant bi ñu ngi peinture trottoir yi di bale di élaguer garab yi di takk guirlande yeeg drapeau yi xam nga vraiment avec la participation des populations de la mairie et tout le monde xam nga vraiment manqué nañu nag. daanaka du moom dong mooy xamle na melam si boobee xew-xew. Fatou Kiné Gueye moom ak njaboot gi yëpp la doon paaseel boobu la xew-xew ren nag daanaka du demee noonu mu di mbir bu ko metti loolu. sama doomu sœur yi dañuy daan jóge Rufisque ak Yoff yëpp ñëw la veille fii bu ko defee guddi gi ma yóbbu leen ñu xool emplacement bi et tout
jour défilé bi ñu nekk ci fête vraiment mais ren dinañu manqué mais nag situation oblige quand même. mu di askan buy yaakaar kon si ñu jëlee fi gaaw bile mbas ngir rek askan wi mën a dox lii di ay yitteem. Abdourahmane Ly jërëjëf ñu daal di jàll nag ci saytu tolluwaalu coronavirus fii ci Sénégal gox-goxaan yi ñu tàmbalee ko ca Géejawaay ak Mamadou Lamine Fati. salaamaaleykum Oumou Khayri Bass di la ziar bu baax a baax di ziar bépp nit ku ñuy seetaan rek ci ITV di leen wax ne situation bi ci Géejawaay ñu koy tàmbalee ak hôpital Dalal Jàmm. hôpital Dalal Jàmm ñu wax leen rek depuis quelques jours ay fan yi ci ginnaaw jël nañ ko def ko hôpital de référence di fi dalal ay nit yi nga xam ne dañoo am feebar bi nga xam ne mooy Covid-19 di coronavirus. donc ci hôpital boobule nag ñu wax ne rek tey bu ñu fa demee gis nañ ne am na ay dispositifs yi nga xam ne changé nañ ko ko sooy dugg ci sax dinañ la jëlal température comme munti doon ak maladie fu ñuy duggee ak personnel fu ñuy duggee sax du benn dañ ko am ay différences yu bari yi nga xam ne moo nekk ci biir ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci wàllum pajum ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum coronavirus gis nañ fa aussi ay volontaires yi nga xam ne ñu ngi jàppale bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum wér-gu-yaram bi mooy docteurs yi nga xam ne ñooy faj ñi nekk ci wàllum coronavirus bi la ñu wax ne rek ci beneen fànn bi la ci Géejawaay fan yi yëpp ñu ngi fi gis ay rumeurs yi nga xam ne mu ngi fiy daw bu baax a baax ci ay cas yi nga xam ne gis nañ ko fi mais ba tey jile cas yooyu amul benn autorité bu nekk ci wérgu yaram bi nga xam ne nekkee ci biir Géejawaay bi nga xam ne validé na ko maanaam wax na ne cas yooyu am na donc loolu nga xam ne dàq nañ ko bu baax a baax ci wàllu bi beneen fànn bi nag mooy yi nga xam ne mooy ay cambriolage ay càcc yi nga xam ne tàmbale na di am di bari ci li nga xam ne mooy Géejawaay am na yenn ay école privée yi nga xam ne am na ay nit yu fa dem ci def fa ay sàcc yu bari ci yenn ci kër yi def nañ fa ay càcc yooyu tamit donc ñu bari yu mel noonu di am ci fii nga xam ne mooy Géejawaay te waxtu bu muy am day doon waxtu couvre-feu donc ñu laaj bu bari bu sampu ci askan wi jëmee ci ñëpp di wax ne waxtu boobu fan lay policiers yi di nekk donc mu doon li nga xam ne jaaxal na bu baax a baax parce que suñu waxee couvre-feu kenn warul génn kenn du génn police rek moo am droit nekk ci biti te police heure bu mu nekkee ci biti di wër koñ yi di wër quartier yi muy am ñi nga xam ne ñooy dugg ci école yi wala dugg ci yenn boutique yi di sàcc loolu vraiment dañuy wax ne waxtu boobu fan la police nekk muy question bi nga xam ne essentiel na que ñëpp ñu ngi koy posé ci wàllu boobu nga xam ne moo nekkee ci Géejawaay loolu moo nekkoon tey jile xibaar yi nga xam ne moo gënoon fës fii ci situation bi la ci Géejawaay leen jaajëfal bu baax a baax. Mamadou Lamine Fati jërëjëf yow itam ñu ngi lay jaajëfal bu ñu jógee Géejawaay dañuy daal di dem ba Kaolack fekki fa Modou Sène. ñu ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di seetaan seen télévision ITV situation bi nag fii ci diwaanu Kaolack aju ci feebar bi di Covid-19 nag mën nañoo jàpp ne sax mu ngi fa mu nekkoon ba léegi ndax xam ngeen ne Kaolack amagul benn cas boo xamante ni confirmé nañ ko ci feebar bi di Covid-19 waaye terewul kilifa yi jël ay matukaay ngir rek moytandiku la waayu feebar boobu yegg si ba ci diwaan si ndax xam ngeen ne Fatick am na benn cas boo xamante ni sax xëy na cas importé lañ ko duppee mais Fatick ak Kaolack sorantewul tax ñu gën a dooleel li nga xamante ni moom mooy jumtukaay yi ci noonu sax ñu daal di tëj marché yi bu 14h jotee tëju marché yooyu nag xëy na sax moo xaw a indi jaaxle tuuti ci bopp ñi nga xam ñoo di jaaykat yi waaye ba ñu toogee waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy gouverneur de la région bi mu daal leen xamal ana lan moo sabab dogal boobu nga xamante ni jël na ko ca njeexintal ba nag ñi nga xam ñoo di jaaykat yi xam nañu ne lii ab mal nécessaire la maanaam loo xamante ni mënul ñàkk à la kuliyal foog ñu def ko ngir moytandiku lawaayu feebar bi di coronavirus ca beneen wàll ba tamit beneen dogal boo xamante ni jël nañ ko te xëy na ñu ci bëri mënuñu cee wekku muy dawalkatu moto Jakarta yi nga xamante ni amatuñu sañ-sañ yëpp keneen ci ginnaaw loolu nag indi njàqare bu la mag ci dawalkatu moto yooyu ndax jàpp nañ ne ñoom loolu lañ am ngir rek jàppale li nga xamante ni moom mooy seen njaboot ci ay dépenses ak ñu lu mel waaye lu mu ci mën ci doon xëy na police yi nag ñu ngi dem a def seen kéemtulaay kattan bu bëri moto bu ñu gis ñu wàcce la wala sax ñu nangu sa moto immobiliser ko loolu nag bokk ci ndogal yi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko ci li wàjju ci wàllu dispositif bi nga xamante ni war nañ koo jël ci wàllu wérgu yaram jàpp leen ne yokk nañ ko ndax région médicale mu ngi ci wàllu sensibilisation waaye tamit région hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack am na benn centre boo xamante ni moom mooy service des maladies infectieuses et tropicales boobu nag dañ ko daal di rek jàkkleel ber ko maanaam ba nga xamante ni bés bu ñu amee cas boo xamante ni dañ ci xel ñaar wala sax ñu confirmer
nemmeekoo ci feebar bi di Covid 19 dañ ko fay ber toppatoo ko comme ni mu waree loolu nag li ci dollu rek mooy xëy na doomu Kaolack yi nga xamante ni ñu ngi ñëw boobaak léegi di jàppale région médicale waaye tamit di jàppale hôpital bi ci ay jumtukaay yoo xamante ni dañ ko fi teg ngir rek non seulement jàppale personnel de santé yi waaye tamit jàppale ñi nga xamante ni nii bés bu ñu feebaree ñu mun leen a defal li nga xamante ni moom mooy prise en charge bi waaw muy matukaay yi nga xamante ni moom la ñu demeeku fii ci diwaanu Saloum. Modou Sène jërëjëf bu ñu jógee Kaolack dañuy daal di lagg ba Ndar foofee Momar Alice Niang moo ñu fa toogal. Khayri Bass dañuy tàmbalee xibaar yi rek ak li nga xamante ni moo di service régional bu action sociale ndax jamono ji nag ñu ngi ci programme bu am solo di taxawu daara yi rawat na ko taalibe yi nga xamante ni ñoo fa nekk di leen yóbbul dund loolee nag ñu ànd ci ak ndimbalub collectivité territoriale yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci biir dëkk bi ba sax am na benn programme bu am solo boo xamante ni dañu bëgg daal fexe ba mbokki taalibe yooyu nekk ci daara yi ñu fexe ba nañ leen delloowee ci seen biiri kër ci seen loxo ay waajur jamono ji nga xamante ni mbirum Covid 19 bi jéggi na dayoo. fële ca Ngalel aussi ñi nga xamante ni ñoo di suñu mbokk moodu ya fa nekk fi mu nekk nii am na ay assistance sociale ak ay psychologue yoo xamante ni ñu ngi leen di topp di leen taxawu ba jamono ji li ñu nekk di saytu daal mooy fexe ba xool naka la ñuy fexe ba ñu dellu ci seen biir kër uuf seen i njaboot. ca fa li nga xamante ni nag moo di Richard Toll gannaaw démb benn cas positif ba ñu fa nemmiku tey jii waa kër docteur nemmiku nañ daal ni am na lu tollook 66 cas contact yoo xamante ni identifié nañ leen te ci biir 66 cas contact yooyu am na ci fukk ak ñeent yoo xamante ni nee nañu ay cas à haut risque la ba tax na fi mu nekk nii daal ñoom ñëpp am na bërëb boo xamante ni identifié nañ ko pour confiner leen foofee. ci fu sorewul Richard Toll muy Rosso ndax cas boobu jotoon na voyagé diggante Rosso ak Richard Toll Rosso Sénégal foofee nag yebal nañ fa ay waa kër docteur ñoo xamante ni jamono ji ña ngay saytu waaye di topp di def ay prélèvement ngir daal cas suspect bu ñu gis foofu rek mën koo jël en charge donc ci tëgg daal loolu mooy xibaar yi nga xamante ni moo jotoon ruuse fii ci diwaanum Ndar ci mbirum jàngoro ji nga xamante ni moo di coronavirus soxna Khayri Bass. Momar Alice Niang jërëjëf si noonu sax la ñuy ndax képpee bi la jotaayu xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf si teewlu gi si kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye jaa ngeen jëf.